waaye dama ñëw rek pour bugg a fàttali ne Palestine bële ngeen di dégg ak toogaay ba fa Israël toog dul dañoo toog ci réew ñuñ Palestine ci suñu réew ñun lañ toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne ardu ribaat hatta qiyaam saa na ngeen ma ko sàmmal joxe ci seeni bakkan duñ dañ di leen bunduxataal ba keroog ba saa di taxawee li tax ñu ñuy tuddee marabu foofu la baat bi jógee baatu marabu ci baatu muraabit la jógee mooy le sentinelle ki jóg wax ne danaa veiller pour bu ñu daaneel tooñee pour tooñeel googu am loolu moo indi baatu marabu ñenn ñi dañuy wax ne am picc la ñenn ñi dañuy wax leneen la ci baatu almuraabit les almuraabiduun di ñëwee baat boobu commencé fee siiw muraabit di siiw faneen duñ ko jëlee nag comme symbole war a gëm ne duñ nangu tooñee la tax mu mel ni nag fii ci Sénégal fii ci Dakar ci OCI 91 ci lañ taxawoon ne nañ teggi baatu jihaad pour kuy xeex te ñu nangu sa suuf daan la nekk ci Palestine tax laa xeex keroog maa ngi yoon ci séance huis clos bi keroog lañ rey baatu jihaad wala lañ ko suul te fekk mi ngi dund te fekk yàllaa ko santaane waruñ koo tegg ñu teggee ko ci suñ suuf loolu nekk gàcce bu ñuy topp ba faw keroog ci conférence boobu lañ dindi discrimination raciale moomele ko les sionistes yi nga xam ne ñoom dañoo ne ñoo gëm ñëpp le peuple élu noonu lañ tuddee seen bopp c'est un peuple élu ñu ne ñoo gëm ñëpp ndax yàllaa leen tànn ci kaw ñëpp di ko doxee ñu ne ñii ñuy doxee racisme lañ nga ne déedéet nañ ko dindi ndax baat boobu dafa diis baatu dëgg war naa diis ki ne maa gën ñëpp nga ne ko baat boobu kenn waru koo yëkkati kenn gënul kenn ñu teggee ko fii ana lan moo desoon nag bi loolu amee échanger ay ambassade am diggante ay réewi islamique ak Palestine te dara waru ci li desoon mooy ulama yi ñu jàng l'islam xam ne lii warul yàlla santaanewu ko li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax lu wér la suñ ko fi doon tëral ci ay téere mu fees place bi lépp mu tëral ko mu wér ñu ne nag nañ fexe ba doomi sëriñ seeg sëriñ si yónnee ñu dem Israël li nga xam ne gouvernement koy wax loolu diw wala diw suñu alal ñëpp lañ jël yóbbu ko Israël biñ ko fa yóbboo demul seeti waa Palestine demul seeti benn coono waaye dafa dem ca ñey tooñ ñu waxee ko fa ne fii de jàmm rek a fi nekk jàmm fi nekk mooy nga nangu kër jàmbur nangu alalam rey njabootam def fa la nga fa def ca Déer Yaasin 48 def fa la nga fa def ci 67 dëkk di ko def bët bu set loolu mooy jàmm loolu lañ wax ne fii jàmm moo fi nekk te ku fi ñëw am projet taxawu dëgg jar na projet jar na waxaale taxawu dëgg jar na may ñëw ci ambassadeur yi Palestine ne ko defal ma suñ colonisé Sénégal dama war a dem ci keneen ne ko kaay danañ la jox xaalis kaay dimbale ñu xeex colonisation wala waree fam la dañuy dem ba fàtte loo xam ne du ngor du diine lenn santaane wu kon nag ñi may njëkk a woo ci sama toogaay bii mooy autorité bi média officiel boobu ñëpp bokk ñu jël ko yóbbu ko Israël duñ ko yóbbu Palestine de su fekkoon équilibre rek la ñuy def ñu ne ay journaliste a koy def nañ dem Palestine nañ déglu le peuple palestinien où est le son de l'autre cloche donc loolu dama koy wax fii mu wér que duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu gannaaw ëllëg maa ngi ci interpellé nag les autorités te su ma leen ko waxee ñu xam ne li ma wax lu ma namm la loolu ñu def jël suñ télévision bi teg fa loolu ñu fa teg jël ñooñu nax ay nit nax ay sëriñ yoo xam ne xamuñ lan mooy qadiya Palestine looloo tax ma indi leen bayt yi Cheikh Ibrahima Niass ba mu koy wax daf leen di tudd par kenn dafay tudd Aba Iban dafay tudd Diane dafay tudd Johnson ci Amérique ñoom ñëpp di leen tudd di leen joxoñ di ko jullee ci jumaa ja ca Kaolack
naan allahumma ahlikil yahud allahumma dammir dawrataw israil ku nekk di ko déglu ci jumaam ji ca kaw wax loolu mooy wareefu sëriñ bu nekk di ko jullee jumaa di ko tëjee di ko ubbee ñi xam ne lii ci xutbab jumaa ci la bokk feeg benn rëdd ci kaw réew moo xam ne ay jullita fa mook nekk moom ko ñu nangu ko ci ñoom occupation war na am ñu ne lan moo koy joxe la promesse de Balfour moo ko diggee woon Balfour na diggee lam am waaye bu mu diggee lum amul ñu ne le plan Sykes-Picot moo ko dëggaloon moo def balkanisation plan Sykes-Picot na dem fële luy effacer la taxawul ci dara ñu ne ma les résolutions des Nations Unies ñoo créé état ay résolution duñu créé état résolution du ko créé Israël lu mu yàgg-yàgg dana jóge fa mu nekk juif yi fa ñu nekkoon dañu fa delluwaat duwul nag discrimination duwul contre les juifs jullit yi amuñu benn problème ak benn juif yaa ngi nii Maroc di dund 67 ci digg guerre bi nga fekk leen ci biir marché bi ñii dem ak a ñëw kenn du leen wax ne leen seen bët suufa ngi ci juif yaa ngi nii ci Tunis di dund kenn mës leen a wax benn baat bu naqadi ñu nga ne la ci Iran di dund kenn mës leen a wax benn baat problème bi du problème mu juif musulman chrétien problème mu occupant la problème mu oppression la problème mu colon la problème boobu nag lañ dul nangu ak ku ko mun di def ci àddina bu puissance ñëwee occupé danañ ko ne bàyyil occupation ñii yegg nañ tey di wax sax territoire 67 ñun nag ulama yi nag n'exige pas le territoire de 67 il exige toute la Palestine on exige toute la Palestine on n'exige pas les frontières de 67 ça c'est politique et c'est pour les politiques mais pour nous tout ce qui n'est pas légitime ne peut pas être légalisé et c'est pas légitime donc dama bëgg point yooyu mu leer dañoo ñëw pour ñu xam ne Sénégal bii jàppale dëgg ko mës a tax a jóg bu ñu naxasaale bu ñu yóbbaale di dem ci yeneen i réew nag naan leen wëy ulama yi ca Sénégal doomi sëriñ sa dem na Israël kaa leen dem Israël ku fa dem te fekk farata taxula faa dem mission bu ñu xam taxula faa dem xanaa visite ji une occupation la ngay def ànd naag ute naag diine ci lu wér nag ci lu alquran wax lu hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëral lu fuqaha yi wax kër gu ñu nangu la ko nangoon sa kër nag ma ne maa ngi ñëw di la ndokkeel yow ñu ko nangu seet leen loola lan lay firi loolu rekk la man mu nangoon sa kër keneen jóg ni ma xaaral ma ndokkeel ko ci nangu gém nangu këru jàmbur loolu rekk la li ñuy jaay nag dara amu ci alquran nag digée na te digéem dana ñëw li ma bëggoon a wax bëri na waaye li am solo mooy tey ñi fi nekk ci ay kilifa war a jot kàddu dañoo bëri te waxtu wi guddul trop looloo taxoon rek waaye nag message bi bu jàllee ba ñu xam ne peuple Palestine ci suñ xol la nekk ba ñu xam ne jàppale gañ koy jàppale du discrimination du religion du leneen dañ koy jàppale ndax dëgg la ndax nangu alali jàmbur dafa warul tey te warta jàll diineeg diine nag diine ju nekk na liggéeyal boppam ku ko fekk si ko ku ko fekkul ñàkk fekk le principe de l'islam est clair lakum diinukum waliya diin la ikraha fi diin c'est pas un problème de religion kon loolu na leer jàppalewuñ ko ci turi diine ak lu dul diine dañoo àndul ak occupation loolu moo amul donc point yi nag bu demee ba leer jàppale kenn kuy tooñ ak ku mun di doon bu boobaa dafay dàqwanteeg santaane bi yàlla dafay dàqwanteeg santaane bi yonent kon lii la ñu ne woon tey dañ ko def journée de solidarité avec peuple palestinien pour liñ bëgg a tilimee suñu réew mi en tout cas buñ ko defee ci turi peuple yi dañ ko faxe bu ko état yi bëggee def nag seen tur lañ defoon ci aussi lañ defoon la neen responsabilité état la l'état peut être laïque l'état peut être incrédule comme ni mu ko nekkee tey ahmadu aqibun bi hubbi imam al-hashimi yatashabba'u alayka amin allah
ناصر حامدا بشير نذير ما هي الكفر أروع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هادي البرية يطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع عليك صلاة الله ثم سلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلام لقاء كحسو الطير للقلب موجع دائرة الفضل كن فرنمي ورغي قد يالله ñun lay tijil kese loo doon si di baram